Manga ak Abdoulaye Diène ñoom association de malfaiteurs lañ leen doon toppee délit de rassemblement illicite ba mu des rek Abdoulaye Diène kon tey ginnaaw li nga xam ne nag woote nañu ko muy cour d'appel bi nga xam ne Barthélémy Diaz war na faa dem ngir ñu àtte ko ci mbir moom ndax jàpp nañu ne fukki at boobu ak léegi ñu ngi rek fukki at boobu ak léegi ñu ngi ko koy toppee la ñu bëgg rek mooy ñu daal di vider dossier bi ndax wax na ne mbir mi dafa lal wàllum politique ndaxte rek gis nañu ne dañoo xaar ba mu déposer candidature am ci mairie bu Dakar ñu soog a ko boo ne ko rek na daal di ñëw uy si waaye loolee tax na mu ne nag yëf yi bu ñu ko vidéwul tey du nangu renvoi dafa nekk ci wàllum politique dafa nekk ci wàllum élection kon la mu bëgg rek mooy ñu daal di koy atte ci nu mu gën a gaawee ndax dootul wuy si woote na nag li nga xam ne moom mooy résistance ci naka nee na ñëpp ñi nga xam ne ànd nañu ak moom nañu ñëw ànd ak moom ba fi nga xam ne moom mooy ci bëre bu àttekaay boobule ndax tey ji sax la mu waxoon ne dina rek andi ki nga xam ne moom mooy doomam ndax dañuy wax ne politiciens yi dañuy woote te seen ay doom duñu leen gis ci tali bi loolu nag moo tax mu ne tey ji moom dina woote ànd ak doomam ba fi nga xam ni moom mooy tribunal ngir rek dem wuy ji kon ci jamono ji ñi ngi ci buntu këram ngir xaar ko mu génn am na nag ñenn ci politiciens yoo xam ne ñu ngi ci moom waaye ñu ngi wax ne Khalifa Babacar Sall moom ma nga ca tribunal ba ngir rek xaar Barthélémy gunge ko ci li nga xam ne moom mooy procès bi ñu xaar tuuti rek bàyyi leen ak ambiance bi laata ñu dellusiwaat ak yéen ci direct. wax nañu tamit ne ki nga xam ne moom mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko mi ngi ñëw file ci Barthélémy Diaz loolu sax moo tax ne moom mi génnagul ba léegi mu ngi ci biir kër gi kon nag nañu xaar tuuti ba xam waxoon na nit Malick Gakou moom egsi na mu ngi fii ci biir kër gi ànd ak Barthélémy Diaz mu mel ne responsable politique yi sympathisants yi ak ñi nga xam ne ànd nañu ak moom ñu ngi fii taskatu xibaar yi itam muy presse nationale ak internationale ñoom ñëpp ñi ngi ñëw couvrir li nga xam ne mooy événement bi waaye di leen fàttali ne nag tey fii ci Dakar dispositif sécuritaire bu takku moo fi nekk muy fii ci gox bi le di Mermoz Sacré-Cœur muy ca Colobane ca place de l'Obélisque muy fi nga xam ne moom mooy ci autoroute bi rawatina tribunal bu Ndakaaru nag nga xam ne ñenn ci taskatu xibaar yi amoon nañu ay jafe-jafe yu métti ngir dugg ndax dañoo ñëw gendarme mi ne leen nag jotuñu benn note ngir rek ñu daal di dugg fi nga xam ne moom mooy tribunal bu Dakar muy ay journaliste wala sax ay chroniqueur judiciaire nga xam ne dina baax nag ñu koy fàttali ne saa bu xew-xew bu mel ni amee rek dañ ciy jànkonteel ak ay jafe-jafe te ñoom bés bu ne rek ña ngay dem fi nga xam ne moom mooy tribunal ngir taataan fa xibaar jox ko ñi nga xam ne moom mooy askan bi keneen kuy ñëw koo xam ne dafay ñëw pour soutenir Barthélémy Diaz moom la ñuy dem di xool ba xam kan rek mooy daal di ñëw comme ni leen ko waxee woon léegi personnalité yu politique yu bari rek ñu ngi fi ñu ngi xamal ne itam Ousmane Sonko mi ngi ci yoon bi di ñëw ngir soutenir Barthélémy Diaz Ousmane Sonko mooy waaw comme Ousmane ni leen ko waxee ak ñi ngeen di gis noonu Ousmane Sonko moo egsi kër Barthélémy Diaz ànd ak délégation bu takku muy ay garde corps am ak chef de protocole am mu nekk ay garde corps chef de protocole ngir ñëw gunge si ki nga xam ni moom mooy Barthélémy Diaz ci convocation bi le foofule mu nar a wuy ji ci tribunal bu Ndakaaru ñeel faatu ko Ndiaga Diouf mi nga xam ne waxoon nañu ne moom moo ko faat file ci mairie bu Mermoz Sacré-Cœur ni ma leen ko doon fàttali sànq rek ginnaaw Barthélémy Diaz wax na ne nag tey jile nañu ko àtte ndax fas yéene tul dem wuy ji benn yoon fi nga xam ne moom mooy tribunal dafa nekk ci période campagne. comme ni ngeen koy déggee ñu ngi koy acclamer di ko teeru moom Ousmane Sonko egsi na mi ngi arrière di ñëw
fi nga xam ne moom mooy ci buntu kër gi wàccul oto bi dañ doon xaar mu wàcc mais wàccul ñu ngi koy xaar mu egsi voilà kon nag mi ngi ànd ak mbooloo wam ñu ngi koy tàccu Barth génn na Barthélémy génn na Barthélémy Dias génn na ci buntu këram est-ce que day def déclaration balaa muy dem mi ngi ci buntu këram comme ngeen koy seen Barthélémy moo nekk noonu génn na ci buntu këram Ousmane Sonko egsi na Ousmane Sonko egsi na Barth ñëw na mi ngi dugg ci oto bi kon nag direction tribunal ci tribunal bu Ndakaaru ginnaaw Barthélémy ñëw na ñu toppal leen ko parce que dugg na ci oto bi kon ça veut dire que dafay dem directement ci tribunal voilà kon ñu ànd ci ak yéen ba tribunal bu Dakar direct bi du dagg dañ ciy ànd ak yéen voilà direct bi du dagg dañuy ànd ak yéen ba fi nga xam ne rek mooy tribunal Ousmane Sonko ñëw na tribunal la ñu jëm tribunal la ñuy dem ngir mu dem wuy ji Ousmane Sonko ñëw na est-ce que nag dinañu bàyyi délégation bi jàll loolu tamit beneen mbir la ndax gis nañu comme niñ ko waxee woon sécurité bu takku moo nekk ci file ndax dina leen bàyyi ñu def convoi pour dem loolu lépp dinañu ko xam ndax gis nañu ne Malick Gakou mu ngi fii waaye tamit moom mooy Ousmane Sonko agsi na ñeneen responsable politique yoo xam ne gisaguñ leen ñooñu tamit ñu ngi ci biir. Oui ma. Seydina sa waajaa ngi nii ci ginnaaw lay dem ay yow lan la ni dañoo gën a xam nañuy def noonu def ndànk noonu nañ xaw fi ñu jaar ñu topp ci ginnaawam parce que damay bañ ñu baaxee leen ci tali bi ki man mi nekk protocole xaw ma sax yoon bi ñaaw la presse OK c'est bon la presse au parking kon niñ leen ko waxee ñu ngi nii topp convoi bi jóge fii nga xam ne moom mooy Baobab ngir dem fii nga xam ne moom mooy tribunal bi ñi ngi wax nag naan procès bi dañu ko renvoyé waaye loolu mënaguñ cee wax lu leer ndax nekkaguñu foofule buñ ci amee beneen information rek daañu si wax waaye si jamono ji daal li ñu leen mën a wax mooy Barthélémy Dias mi ngi ànd ak une forte délégation di dem wuy ji ca tribunal bu Dakar.
demal ba ci kanam nga droite. fan lay droitee kii. droite bàyyi yoon bii nii rek bàyyi bii. waaw da ngeen def ndànk rek. dafa ndànk Malick doo def ndànk. doo jël dara maa ngi ñu romb. ah ñii bu la jiitoo doo gis dara maa ngi romb. oto bii bu jàllee rek demal bii bu jàllee rek demal. demal. kon Barthélémy ngeen di seen noonu ci biir oto bi wax nañu nag ne procès bi renvoyé nañ ko ba benn fan ci li nga xam ne moom mooy weeru décembre. waaw la ma tax muy génn. lu tax muy génn lu tax muy génn. fii lay toog ci oto bi lay toog bu dee dina avancé mais da leen def tànk. ñëpp dañuy liggéey. fan lay dugg yow solo ñu suñu oto lañ oto bi ñuy bëgg. salaamaaleykum grand dimbali ngir yàlla rek may suñu jàmm lan la taxawal nday duul nga boo ko laalee di ngeen nday jote sax nday nga
kon niñ leen ko waxee di jégalu ci li nga xam ne moo fi jot a am ndax gis nañu ne liggéey bi dafay xaw a metti ci diggante rek ñi nga xam ne moom mooy journaliste yi ak ñeneen ñu ngi nag ci biir quartier bi ni ngeen di dégg noonu gars yi di jubilé ànd ak Barthélémy Dias di dox ñoom ñi ngi ci yotu waaye am na ñeneen ñoo xam ne seen tànk la ñu jël ngir dem fi nga xam ne moom mooy ci tribunal bi pas bul sori parce que fii lu nekk mun na fi am est-ce que dinañu bàyyi convoi bi yëpp mu jàll loolee it beneen mbir la lu ci mënti am wax nañu ne procès boobule renvoyé nañ ko ba benn fan ci weerum décembre te moom sax waxoon nañu ne bu ko renvoyé procès bi dootu dem wuy si na dafa nekk ci période campagne di laaj li nga xam ne moom mooy mairie bu Ndakaaru kon nag mi ngi dem tribunal naam sax wax nañu ne renvoyé nañ ko waaye moom mi ngi dem wuy ji fi nga xam ne moom mooy tribunal boo ma saaga damay saaga sa ndey laa la wax boo may saaga ma lay saaga. dem ñoo ngi topp ci convoi bi ànd ak Barthélémy Dias nit ñaa ngi dox nag topp ko ñeneen ñaa ngi ci oto yi muy dem fi nga xam ne moom mooy convocation ba ñu ko convoqué foofule ca tribunal bu Dakar ngir wuy ji ci mbirum Ndiaga Diouf nga xam ne nag tey jii ca lañu ko woo ngir rek mu daal di dem wuy ji muy dem wuy ji li nga xam ne moom mooy rek convocation boobule nga xam ne woo nañu ko kon tey di fàttali bu baax a baax ne mbirum Ndiaga Diouf moo tax ñu woo Barthélémy Dias ginnaaw cong bi nga xam ne amoon na fii rek Ndiaga ci la ñàkkee woon bakkanam ñu ci doon joxoñ baaraamu tuuma Barthélémy Dias ñi ngi changé waat destination ndax ñu ngi doon awee fi nga xam ne rek moom mooy ca côté pour awee ca corniche ba waaye changé na destination ngir awee beneen côté pour rek dem fi nga xam ne moom mooy tribunal wuy ji ànd ak nag mbooloo mu takkoo takku ñu ngi wax ne Malick Gakou mi ngi fi waaye tamit Ousmane Sonko njiital Pastef ak ay nitam ñoom it ànd nañu ak Barthélémy Dias ngir ànd ak moom ñu ngi signalé tamit ne Khalifa Ababacar Sall ci bokk it ci Yewwi Askan Wi moom ci jamono ji ma nga sax fi nga xam ne rek kon Ousmane Sonko la ñuy seen noonu le ci oto bi mu ànd ak Barthélémy ngi ci ginnaaw waaye Ousmane Sonko bi ngi ci ginnaaw oto bu ñuul bi nga xam ne moom ngeen di gis Malick Gakou bu Grand Parti moom moo nekk ci biir wëy dem fi nga xam ne moom mooy tribunal mbooloo mu takku nag comme ni ngeen koy gisee ci image yi moom moo ànd ak Barthélémy Dias ay ndaw góor jigéen ay mag ànd ak moom wax naa leen léegi wax nañu sax ci tribunal boobu audience bi renvoyé nañu ko ba benn fan ci weerum décembre waaye loolu taxul benn yoon mu daal di ànd ak délégation yom dem wuy ji fi mu ne nii ñu ngi ci mbedd Dakar yi wutali tribunal bu Dakar convocation boobu ca cour d'appel gis nañu sax nag ka nga xam ne moom moo jiite woon cour d'appel waxoon na génn ab bataaxal ne yëf yi amul benn politique bu ko lal waaye lañu ko war a woo daal di ko woo ndax yëf yi ba ñu ko yàggee renvoyé bari na waaye Barthélémy ba mu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi foofu ca meereem la mu ca wax rek moom mooy yëf yi politique moo ko lal te du nangu benn yoon rek ñu koy def na nga xam ne lañu ko doon def dafa pare pour liggéey dafa pare pour wut li nga xam ne moom mooy mairie bu Ndakaaru kon nag ci jamono ji moom la mu bëggoon rek mooy ñu daal di vider dossier bi ku ne rek xam fa nga féete kon looloo tax mu daal di dem wuy ji fii nga xam ne moom mooy tribunal bu Dakar ci cour d'appel ñeelek songu attaque Mermoz Sacré-Cœur bi nga xam ne sànq sax fàttali woon naa leen mbir mi naka la tàmbale woon
Mali nga noppi sa wax ji ngay wax yëpp mi ngi ci direct bi te internet di ci jamono ji ñëpp ñu ngi toog jàkkaarloo ak Dakar Buzz di seetaan moo xam ñi ne Sénégal moo xamit ñi nekk au niveau international wala sa national ñi toog ci seen bureau yi di safoo li nga xam ne moom mooy Dakar Buzz ñun tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewli bi nga xam ne fi ngeen koy taataane ay xibaar di leen fàttali rek ne mbir mi nag mbir mu yàgg la woon décembre 2011 la amoon boobu ak léegi def na fukki at muy dossier boo xam ne dañu doon wax rek ne Barthélemy moom moo ca faatoon ki nga xam ne moom mooy Ndiaga Diouf ci nu mu demee woon muy ab audience spéciale boo xam ne sax amaloon nañu ko ci tribunal bu Ndakaaru boobee procès ba na mu demee woon rek woowoon nañ leen ñoom ñëpp waaye boobu maa ngi fàttali ne procureur la mu waxoon mooy fukki ati kaso yoo xam ne nañu ko tëj Barthélemy Diaz ci jamono jooje gis nañu sax ñu dindi woon malaanu kiiraayam ci assemblée nationale mooy levée d'immunité parlementaire ndax dafa nekkoon député ci loolee nag liñ ko doon toppee bokk na ci délit de coup mortel coup et blessure volontaire waaye itam détention illégale d'armes sans autorisation maanaam pistolet ba nga xam ne yoroon na ko amu ci woon sax autorisation administrative juge bi woowoon nit Habib Dieng nekk agent de sécurité ci municipalité bu Mermoz Sacré-Cœur ci atum 2009 la ca nekkoon sax ba léegi waaye it keneen koo xam ni Babacar Faye la nekk agent municipal ci mairie Grand Dakar comme ñu ne nag ñooñu ñoom ñoo jàppale Barthélemy ngi rek mu def li mu def ci mbir moomule maanaam ay complice am la ñu woon waaye it am na ñeent ñoo xam ne ñooñu lañ leen doon toppee bokk na ci délit d'association de malfaiteurs ak participation à un rassemblement illicite des faits d'action diverses ñu tolloon ci juróomi ñaari nit yoo xam ne taxawoon nañu ca kanamu àttekat ba ña fa taxawoon nit ñu leen di laaj bokkoon na ci jamono joojee commissaire bi nga xam ne à la retraite la bu chargé woon opération ci commissariat bu Jëppal Mamadou Moustapha Gassama waaye tamit koo xam ne ancien brigadier la woon nekkoon commissariat bu Jëppal moom tamit Chérif Dieng ak Ousmane Seye mi nga xam ne nekkoon na conseiller municipal ci mairie Mermoz Sacré-Cœur ci atum 2009 mu tolloon ci fukk ak ñaari avocat yoo xam ne dañ leen doon layal bokkoon na ci jamono ji maître Aïssata Tall Sall nga xam ne nag moom mooy yor ministère des affaires étrangères waaye ca jamono jooju maître El Hadji Diouf doon na leen layal Demba Ciré Bathily waaye ci partie civile bi nemmeekoon nañ ci maître Amadou Sall maître Moustapha Dieng ak maître Ousseynou Fall nga xam ne nag ñoom ñoo doon layal famille Ndiaga Diouf waaye ci kanamu àttekat bi kenn ci ñoom di Cheikh Mbakiou Sy bi nga xam ne nag dañ ne woon sax moom nervi la te moom moo doon recruter fukk ak juróomi ay nit yoo xam ne dañu waroon na ñëw des agents de sécurité naroon ñëw ci seen kàddu yi nga xam ne wax nañ ko ci kanamu àttekat bi ne dañoo bëggoon ñëw waxtaan si ak Barthélemy Diaz ndax ci jamono jooju mitin mi ngi doon waaj a am te dañu waxoon ne ñoom ci seen kàddu mitin yooyee dañ nañu ko yàq moo taxoon ñu daal di ñëw waxtaan ci njekk ak teraanga ngir rek mën a waxtaan ak Barthélemy Diaz waaye ci loolee nga xam ne jóge nañu foofu ci seen permanence bu parti démocratique sénégalais ngir ñëw jël ñetti oto yoo xam ne dañu waxoon ne Abdoulaye Diène moom moo leen ko joxoon di ab garde rapproché bu nekkoon ci président de la république loolu ñu wax noonu nag ci kanamu àttekat bi waaye tamit ci kanamu àttekat boobu léegi ñoom ñëpp ku ci ne wax nga rek la nga xam ne noonu nga xamee woon mbir mi maire bi moom ba ñu ko laajee nekkoon na àddu ci li nga xam ne moom lañ ko wax na ne nag ki nga xam ne moo nekkoon chef de cabinet di Juliette Zenga moom moo ko waxoon ne ko am na ab nit yoo xam ne ñu ngi foofu ngir rek daal di koy seet si ci loolee rek ñuy waxtaan pareeguñu ci la ñu gisee rek ay nit yoo xam ne dañoo encagoulé wu ngir rek daal di ñëw ànd ak ñeneen ñëw di wone seen kanam daal di songu leen ci loolee nag moom ci la jël pistolet def rek li nga xam ne moom mooy ay coups de sommation laata muy tiré li nga xam ne moom moo am te ci loolee it wax na ne police ba mu ñëwee gis na ne ñett lañu woon ci après sax la ñu daag a woote rek ne nañu woote li nga xam ne moom mooy renfort kon ci jamono ji ñu ngi ànd ak moom wutali fi nga xam ne moom mooy tribunal ngir rek xool
kon est-ce que dinañ leen bàyyi ñu jàll ndax dina leen bàyyi ñu jàll. Daouda waaw maa ngi ci cortège bi waaw. Présentement ñu ngi dem nii ñu ngi toll ci côté fi nga xam ne moom mooy jëm Fass. da ngay def naan bul daw yow jarul ngay daw. taw ma maa bàyyi la ma liggéey waaye wala ma dox ci ginnaaw da ngeen bëgg. lii laa bëgg. xool ma mère be. yaa ngi waxati. yaa ngi waxati. waaw comme d'habitude. derrière le maire Barthélémy Dias. kon Barthélémy mi ngi dem ndax corniche bi lay jël mu ngi dem.